Wambour, et spécialement ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter notre premier numéro de Chrono Rap. Ah, tey nag sama invité c'est quelqu'un de talentueux, un gars qui assure, un gars qui déssure, un gars qui rafle tout ce qui est sur son chemin. Waa ji du bàyyi dara. Ce gars, il est l'heureux vainqueur du Hip Hop Mbour Talent 2019 organisé par Karbala XD. Et je vous big up sama gars yi kooku maa ngi koy nuyu bu baax. Tey nag ñu ngi fii si Médine sama invité nag du kenn ku dul Taki. waa joo xamante ni su mobiliser rek nga kontaan du bàyyi dara dama naan kooku mooy gaynde si biir Ndumbalaan du bàyyi dara waaju tàng sans plus tarder je vais damay dem dugg xool ko tey lan la ñu indil ak tey benn projet ak game bi nan la ko gisee les gars suivez-moi aujourd'hui ça va être chaud. waa Galsen comme ni ñu leen ko waxee tey ñu ngi fii si Médine seet si benn rappeur bu ñu naan Taki mais bro maa ngi lay nuyu baay. frère naka la baay ñu ngi siyaar bu baax a baax a baax. ñu ngi delloo siyaar bu baax a baax mais sinon naka vibe si nag. waaw sant yàlla bu baax a baax a baax. yàlla na sant yàgg donc mais bon on va passer au sérieux les gars mais pour gars yi xamul Taki kan mooy Taki. waaw tout d'abord bon maa ngi nuyu side bi yëpp koñ bi di nuyu gars yi staff Taki family cat ba cat di bëgge gars yëpp di leen siyaar di remercier seen teewaay parce que tout d'abord mënoon naa leen woo ñu tee seen bopp ñoom ñëpp dañu bàyyi seen yi tey def teew fii quoi pour soutenir seen artiste bon Taki c'est un artiste rappeur bon mbuurwaa bu commencé def rap mën naa ni ci dëgg-dëgg def rap en 2013 ak Gangstar Music waaw mu jóge fa def carrière solo en 2016 après 2016 mu 2019 mu participer Rap Talent Petite Côte en 2019 mu yàlla dogal mu jël ko nekk premier vainqueur bi ko jël quoi pour la première édition voilà. sama gars yi comme ni ngeen ko déggee Rap Talent Mbour bu Karbala XD waa ji moo ko jëloon kaana baa nekk nii moo mobilisé woon lu kenn amul billaay mooy loolu moo tax tey ñu ñëw seet si ko dañuy gën a dugg nag turu Taki bi man daf maa jaaxal Taki bi fan la jógee gars yi ñu ngi naa maan xanaa dakaa jëlee si takay kin yi foofu fan la jógee quoi Taki bi. waa bon loolu ñu bëri bon dañ ciy wax quoi mais presque loolu sama tur la quoi sama tur la Assane Taki laa tudd Assane Taki Thiam bon de mon vrai nom loolu moo ko jox tur la boo xam ni mën naa ni turu maam la woon quoi turu ceddo la woon voilà moo ma topp nag ba bi ma ñëwee si hip hop bi bon ma wéyal tur boobu noonu rek mu dem quoi you know voilà noonu la demee tur boobu moom waaw gars yu bëri dañ may laaj fan nga jëlee tur bi ñu bëri dañu foog ne bon maa ko créé alors que bon tur bu yàgg la quoi moom lañ ma tuddee quoi voilà. loolu la fa demee kon sama gars yi yéen a ngi ko dégg nee na tur bu yàgg la waaw mais dama lay wax sa commencement sa début rap comme ni nga ko waxee nee nga 2013 nga commencé rap te ku déggu hip hop Galsen fii auparavant 2013 lu yàgg la bi nga si commencé métti woon na ndax gars yi jëloon nañ hip hop bi classé ko foo xamante ni boo commencé rap rek dañ naan laan gangster nga. yow loolu noo ko dundee ak métit bi noonu yëpp. voilà bon hip hop bon moo nekk loo xam ne auparavant comme nekk na loo xam ne boo koy def rek déjà bët yi ñu lay sànni du doon bët yoo xam ni bon yu rafet lay doon souvent di nga bëri critique di nga nekk nit koo xam ni lu bari dinañ ko wax ci yow mais tamit bon peut-être dafa am ñoo xam ne facette bi ñu koy dundee moo nekk loolu cela ne veut pas dire que. di def rap rek taxul nga war a silwise taxul nga war a nekk quelqu'un boo xam ni ku xam li mu bëgg la ku xam fu muy teg tànkam kuy moytu lu bari quoi voilà léegi moo taxoon nag boo ci duggoon y avait des critiques nag parce que live moom noonu la quoi il faut que mu am ay critiques à tout moment faw mu am ay critiques critiques yooyu noonu nag yow moom moo lay permettre yow ngay dem en avant quoi voilà bëri woon na nag mais ñun moom dañu nekk ñoo xam ne tey bu ñu gisee suñu objectif bon du ñu déglu sax nous on s'en fout de ce qu'en diront-on li nekk suñ ginnaaw bon ñi di wax ñun parce que am nañ ambition bi bëgg nañ ko mu nekk si ñun don quoi on n'a pas appris le rap jànguñ ko fenn demuñ si benn école art jaaruñ fenn dafa ñëw xalima bi bind bi nekk ci ñun don boo xam ni yàlla def na ko ci ñun après xam nga ñu weeg moom ba gis ci ay résultats quoi critiques yi nag bëri woon na mais alhamdulilah quoi ñu bëri ñu ngi commencé comprendre suñu objectif dëgg-dëgg ci hip hop. léegi noonu la fa demee léegi beneen bi mooy c'est-à-dire yow sa première son succès bi nga doon ci xaar ñu doon si séntu est-ce que am nga si sa première son muy ban son la sax.
waaw mën naa ni première son bi succès buñ ci doon xaar amoon nañ ko quoi amoon nañ ko parce que boobu noonu def nañ fi parce que bi ma jógee Gangstar sama son yu bari fi laa ko defee à part ça benn son love laa fi def boo xam ni bon ñu bëri ñu ngi koy déglu d'ailleurs sax gars yu bëri dañ may topp naan ma clip ko mais dëgg-dëgg facettes yi nekk ci man ci hip hop dafa bari nekkul woon boobu loolu laa bëggoon ñëw pour wane dëgg-dëgg ci hip hop waaw mais ak rap talent Petite Côte bi gars yi gis nañ ne bon kii nii maanaam melokaan yi mu yor ci rap dafa bari trop trop voilà son boobu noonu gars yi yëg nañ ko parce que gars yi ñu ngi ciy sonal lu bari waaw mooy loolu daal nice quoi alhamdulilah voilà. waaw dañuy ñëw si rap talent Mbour bi sax parce que rap talent Mbour bi ñu ngi doon gis ni nga doon mobiliser gars yi takiste yi parce que yow boo xamoon nañ taki rap talent Mbour bu amee rek supporter mi bu ñu duggee wala takiste yi day fees dell mobilisation boobu ñun ñoo nekkoon sa ginnaaw ndax jeune rappeur en tant que jeune rappeur rek fond yooyu mënu ko am na ñoo xamante ni ñoo nekkoon si ginnaawam loolu lan moo ko waraloon quoi. waaw alhamdulilah parce que ñun moom bon benn affaire la ñuy wax yàlla daf ñu may nit ñi surtout sama side fii gars yëpp dañ bëgg Taki quoi dañ koy bëggee bu baax a baax parce que gis nga booy tey ñoom nu ñu génnee nii toog cela veut dire que am na benn respect boo xam ni maa ngi koy prôné entre man ak ñoom sont des frères ci kaw loolu noonu amoon nañ benn staff tamit am nañ staff bu solide boo xam ni bon sa manager il est là Talla Momo il est absent Sister So moom elle était la présidente du team Taki Family Djibi il est là c'est le grand moom et depuis Gangstar la nekk ci bagage yi di jàpp dama ko wax dem rek mu ne tellement informé xam nga mooy loolu déjà bàyyi na ay itam yu bëri mu nekk staff boo xam ne Aïda aussi ay Adja ñoom ñëpp amuñ temps pour ñëw nii yaa ngi comprendre mais maa ngi leen di ziar di leen bëggee de passage staff boobu noonu ak booy yëpp gars yi yëpp gis nga Baye Zal Jibi mënu ma lim damay juum ay wëcc gars yëpp a ngi ci ginnaaw xam nga gars yi ñoo ci jàpp dajale seen weccat ñëw xam nga jël def ko pour Taki parce que liggéeyalu ma leen dara bon dañ ma jël parce que nee nañ seen koñ am na benn artiste il faut que ñu jàppale artiste boobu noonu il faut que gars yi prôné ko il faut que gars yi xam ne maanaam ñun dañu am loo xam ni tey Mbour tey ñu bëri saa yu bëri bu ñu sañoon am ko un gars boo xam ni dafay def real rap quoi looloo tax gars yi di sacrifié wu lu bari xam nga instant yi fajar ñu ci bëri ci laa leen ci wax tase ñoom wax leen gis nga dañu bàyyi ay yite yu bëri ñëw voilà loolu la quoi staff boobu noonu nag moom ma mayoon doole bu baax a baax waaw ñu def benn mobilisation bu rafet waaw di dem di demi-finale jusqu'au final gars yi di ñëw bu ñu ñëwee déjà gars yi suñu public la ñuy njëkk a ragal yaa ngi comprendre public bi la ñuy njëkk a ragal parce que li may wax sama staff bon tey bëggoon naa xale jigéen yu bëri ñëw parce que ñoom waaw am nañ ci doole trop mais xam nga malheureusement ak dimanche bi ak yenn liggéey yi mooy loolu quoi day metti quoi voilà. sur ce on va jéem a xool benn témoignage waa koñ bi daf mooy maire yi ak ay quelques nit yu ñu xam yaay booy yi waaw sama région nañ ma may témoignage yooyu. waaw comme sama gars yi nu ñu leen ko waxee rek tey ñu ngi fii si Médine seet si un certain rappeur qui se nomme Taki waaw ñu ñëw nag fekk fii ay yaay booyam ñu koy laaj lan lañ xam si Taki Thiam. bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi nuyu ñëpp ku ne si turam ak santam Taki de day gone gu neex a wax ndax gone gu yaru la yàgguma ci koñ gi de waaye du romb nit mukk te nuyu la lu mu yàkkamti ne na yaay booy salaamaaleykum fonk liggéeyam xamuñu ko ci koñ gi sarax liggéey rek lañ ko xamee dañ koy ñaanal yàlla rek fi mu bëgg a yegg yal na ko fa yàlla yeggaleeg jàmm loolu laa mën a témoin ci moom. amiin ñu bokk lépp amiin ñu laajaat suñu beneen yaay booy tamit moom lan la xam si Taki. asalaamaaleykum. Taki de suñu doom ju baax la ju neex a témoin maa yaay ma bokk benn papa baax na yaru na respecté na ay mbokkam bëgg ay mbokkam respecté liggéeyam loolu daal lañ ko xamal bëgg ñëpp respecté ñëpp am ak ñëpp jàmm loolu daal xam nañ ko ci moom macha allah yal na ko yàlla defal jàmm rek li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal mais baax na yaru na respecté na liggéeyam loolu daal lañ ko xamal waaw macha allah sama gars yi comme ni ngeen ko déggee gars yi seede nañ si moom lu baax kon nag tey sama kaana bi nit koo xamante ni comme ni ñu ko waxee quelqu'un de honnête waaju baax amul benn problème waaw mère li ay lingom la de ah lingom mi baax na de Jules maa ngi la koy may si ceeb bi kañ dem xool sama invité bi ndànk waaw ñu ñëwaat comme gars yi nañu ko déggee dégg nga témoignage maire yi yaa ngi gis ma mel ni maire say xarit lañ quoi loolu ban mbégte nga am noonu si maire lu ñuy wax si yow loolu yëpp ak beneen affaire mooy
après bi nga jëlee rap talent mbuur bi loolu fan la yóbbu parce que depuis loolu déggatuñu Taki man depuis loolu déggatuma la te maa ngi dégg benn slogan sax xaw ma slogan xaw ma projet la mooy cour des grands par force ma di que booy bi dafa osé cour des grands par force daal man yéem na ma quoi forcing boobu lan moo ko waral. waaw parce que chaque jour damay wax ne rap c'est quelque chose boo xam ne dañ koy tarbiya nit ki nag lu mu sonnul rek luñ ko critiqué wul moom du si jëriñu dañu nekk nit ñoo xam ni bon man par exemple loolu laay wax ma ni rap bi dama ci am patience rap talent Petite Côte bi bon fi ma yóbbu fu doy waar la foo xam ni daf ma gën a xamal ne yow t'es un vrai artiste rappeur yaa ngi comprendre on peut être un écrivain mais t'es pas rappeur mën nga bind tu peux faire la musique mais t'es pas un artiste artiste moom mooy ki nga xam ne day artistes yi du moins kon lu ci bëri maanaam daf ma yóbbaat ci level boo xam ni fi ma teg sama AS li may wax naan bëtu tan daa jéggi meddu melentaan man rabuma pour peut-être benn nit déglu ma pour sama side kese déglu ma moo tax gars yi gëj ma dégg li tax ma ni cour des grands par force dafa am fu ma ko teg parce que joxuma sama bopp repère ci benn artiste déjà ñi ma xam nañ dëgg-dëgg Taki kóolam boo ko xooloon doo si gis yenn son wu artistes yu bari fii nii dinaa déglu musique nag mais du genre lu ci bëri mbalax laa gën di déglu peut-être ak zikru la moom laa gën di déglu mais aw ma repère ci kenn xam nga pour def yenn bagage yu bari quoi léegi loolu noonu moom moo ma may ma ni cour des grands par force parce que je l'ai prouvé dama ko prouvé on était 60 artistes ci rap talent Petite Côte bi yaa ngi comprendre du demi-finale su ma àndoon ak booy gars ils ne vont pas connaître qui est Taki réellement parce que boobu maag booy ñoo doon toog xam nga mooy loolu gars yi sax duñu xam artiste bi demi-finale bi première demi-finale bi j'étais premier xam nga ci sama poule yàlla dogal ma jël première gars yi commencé ma bàyyi xel nag ñu dem ci finale bi j'étais en 19e position booy yu bëri yu ma àndaloon booy ndaw dañ doon nelaw mais bi ma yéegee dama rap les gens même les artistes ñoo ñëw apprécier xam ne dëgg-dëgg affaire bi bon y a une très grande différence loolu noonu ma ci sant yàlla di wax ne benn message laay waxaat ne leen king buy judduwaat di juddoo Ndakaaru voilà parce que lu tax may wax loolu noonu il faut que man bugguma di def su ma neexoon chaque jour ma génne sound mbala chaque semaine ma génne benn sound comme gars yi peut-être niñ koy defee mais bu fekkee yow li gars yi tàccu yow da nga ko bëgg a fecci da nga koy préparer te damay wax ne gars yi bugguñ jëmbat garab gu narta doon penc garab bu naree doon penc nag law be du ko gis ba di ko gor loolu laay wax ne léegi li ma bëgg king trône bi laa visé man dinaa ko jam ma wax gars yi bu dee dëmm ngay wër di nga ma tam lu tax ma ni trône bi laa visé parce que nekkuma fii di def ay son yoo xam ni bon dëgg-dëgg son bi ci koñ bi lay yem quoi mbala dëgg-dëgg son bi fi mu war a yegg parce que gars yi dañu am tendance def benn son seen waa ko ñette koy déglu nga génn xam nga def benn émission rek tu penses que yow mën nga rap quoi alors tu penses que mais defagoo dara léegi nag sam projet lu tax may togg ko parce que dama bëgg mu yegg au niveau national au niveau international mu doon loo xam ne boo ko dégloo da ngay xam ni neexul ba neexul mais ku gis ne nen ngi voilà loolu laay wax gars yi looloo tax may togg projet bi gars yi fu ne lañ may woowee ah mais affaire yi yeex na gaaw nangam mais patience moom lu mu la may rek leneen du la ko may patience boobu noonu di togg projet bi maa ngi ci job ak sama waa label maa ngi leen di béggee de passage. rab bi mu ngi fi déjà gars yi yéegal nañ level bi ñun ci bopp faay nañ ba level bi yéeg parce que rap talent Petite Côte lañ waxuñ la rap Mbour compétition mais rap talent Petite Côte lañ la wax ba loolu noonu moo regroupé Petite Côte bi yàlla dogal ma nekk Jazz 1 bi nekk vainqueur bi ci première édition bu fi njëkk a am kon loolu noonu dama ciy sant yàlla yaa ngi comprendre waaw loolu moo tax nag ma ni prôné cour des grands par force. mais bu ma ko dire vrai ay game bi métti na de boo yu tàng ngay gis te damaa gis ne cour des grands par force bi force bi la game bi boo gisee yi wala ñi nga xamante ne instant ñoo si cadre boo ci limee 5 ngay xaar ndax dama mel noonu dañ ñëwal 5 la nga mbuur si ñu pour te dire vrai gars yi xam yaa ma gën a xam ñan la ñoo fi tëgg concert yu mag yi gars yi di si génn ak équipe bi nga amati ñoom
El Phénomène Karbala XD ñooñu ñëpp maa ngi leen di big up ak Goro Birikata tamit aussi ñooñu kese ngay dégg si game bi instant yi fii Mbour bu doon wax fii ñu koy représenté ñoom nga fi mën a lim yeneen boy c'est-à-dire da ngay xaar ay yeneen position ñooñu ngay gën a dégg grand par force ñaari projet yoo xamante ne ngay teg ci Dakar kese la gars yi gën a déglu te fii grand par force lan moo nekk si ginnaaw ce sont ay clip la am mixtape la album la wala bon en fait di béggewaat bon di wax ne ñi nga fi lim noonu ñëpp bon yu bëri am naa ci ñoom ay mene moo maa ngi koy bégge mais ñoom ci boppam ñoom xam nañ ni Clara mu ngi niveau cour des grands mais la preuve en est que ñoom gisaguñ preuve bi mais ku ci toog ak man bala nga dégg may wax xam loolu noonu parce que li tax ma naan cour des grands par force benn mbir la koo xam ni xam nañ loolu noonu quoi léegi nekkuma koo xam ni jug nii rek wax benn wax ni sans preuve projet bu rëy moo nekk si ginnaaw muy benn mixtape boo xam ni dinañ ko def mu nar a doon mixtape bu yéeme mixtape bu doy waar sax boo xam ne gars yi dinañ xam ne am na lu judduwaat biir Mbour quoi judduwaat biir Mbour parce que ñoo xam nañ ko parce que damay wax lu bëri benn ministre rek musul fekk waaw birig lañu am ak dana man tabax naa fa kër yaa ngi ko xam du nekkul benn mbir boo xam ne toog nii rek créé ko nii parce que dañ bëgg buzz déedéet man li may wax dafa wax parce que cour des grands bi ñoom ci boppam ñu gën a xam noonu léegi nag rap dafa am ñoo xam ne dañuy moo yeneen booy kuy gunge nag après da ngay wàññeeku da ngay wàññeeku mais dafa am ñoo xam ni dañu am benn mission bu net bu clair ci hip hop bu ñu toogee nga déglu leen da nga xam ne ñii don la si kàttanu yàlla bon accomplir leur mission voilà noonu la ko demee. ñu seetaan benn clip dañ ma koy may ñu seetaan ko tuuti ñëw décortiquer ko. 3DD record. dama xippi xool ci kaw de gis bi dee yu bari dellu xool ci suuf de gis fi géey yu bari war a bàkku bëre daal di daan bëri gëm naa ne yegg naa fi ma jëm dama dëkk rek boy di jéem doon gaynde dëgg dama xuus wecc dem ñi ne takki du dem ma nekkoon booy te dinaa nekk ji dag ma desee xàmme ndax jëmm ji amul paternel ben ma teel a réer war a coow li paa ne nga ma laaj ko maama dag ma njëkk a juddu wante père magoma ci ne du jommal dof man dof naa ba pare léegi sànni naa sama big ak sama kaye amatuma lu ma jàng léegi mokkal naa waxuma ak sama bopp dégg ci sa bopp dégg ci sa bopp ñëpp laay teewal nit dëmm beeg ci nekk ki ci gën a kawe ki ci gën a suufe àdduna kër la wante ci yow mi ko xamee koo fi gis mu ñeme ku ne dañ koo dee maa ngi dudd te doon ku dee nee nañ time is money time dëgg is God xol bi dina metti ma faj ko si kuru laa bul ma jéem a sentu ci éliminaati bàyyi ma éliminé waaye doy na ma aljana dangay la ndax àgg na dama yàgga doon mag wallahi maaguma dama muñ ay ati adde léegi yeeg si na nen ma xale ndaw yi nañu ñëw jàng si dama yàgga dem fu ne pël bu maa ngi si ni du nekk yàlla mooy nekk nit bu buum yi la xasoo booy dañu yoorandoo du ma sa morom du ma sa mappandoo foog ma yëngalaara sans de suuf si mappandoo yegg nañu kursu yu wallahi kursu ñu de yàgg nañu yanu di suñu de gisuñu de bay du gëmmal gën aw na wutali ko ñi di rab dañi di moytandik li ci gën a tàng moom de la ñu dégg ko xaal ba bëgg man nga sentu maay sa seetu li feeñ ci Ibrahim de Moïse ba si Yeesu maa de di ñoo Messi ba si siisu bul de siisu maa de disu ci lu njëkk ak lu mujj fii yàlla may na ma lu mayul kenn du ko wax te doonul benn yonente ya woon ñu ngi si game bi ñu ngi fépp boy te demuñu fenn yàlla may na ma lu mayul kenn du ko wax te doonul benn yonent ya woon ñu ngi si game bi
ñoo ngi fépp boy te demuñu fenn na mu ma dara ci dara ba dara doonu dara depuis sa ñetteelu aas ma wala paradise kiiraa yàlla sonal gisoo ne lépp nice dara lu ma tënk man de dama yàgga dive maa ngi yéem ñëpp saxaguma sa xilaaf yàgg naa gént melogoor yi ci jëmm ji yàgg naa toog booy di wañal ci dëmb gi nii la war a demee gisoo ne dama ñeme ni ma tànge ni ma ñange ne ma xaalu bàyyi nange sangara yàlla la ma mande takki la gi nari sab bi dëgg dafay jabe boo feebaroo fi ngay fajo manoo tari ta jango ña woon nit ñi ñu yónni maale yónni tur bi doo koy firnde takki tekki la woon takki tekki ña woon ñi xare badar ñi xare batar ñi jóg ca fajar yàlla may na ma lu mayul kenn du ko wax te doonul benn yonente ya woon ñu ngi si game bi ñoo ngi fépp boy te demuñu fenn yàlla may na ma lu mayul kenn du ko wax te doonul benn yonente ya woon ñu ngi si game bi ñoo ngi fépp boy te demuñu fenn rabbi jëm la dox na wax na man laa dama duy jox la est-ce que xam nga nekkuma duma mës a nekk dañu may guidé waxu mag du fanaan àll dafa fay guddee dama ñëw ngi leera junju geeg juddu gi dama yàgga daayira kon nag ko foog ma gàmmu ñi ko bëgg ci limal ñëpp laay jàmb ku nar a suuf rek ma xëcc fii si daal di ràmm xali magi la ma jàpp lahul mal fës la walaa la jàmm xamal ni mooy fës maay fës maay las maay dem tës duma wàllu yiw yàlla ma wàllu yiw duma doomu diw wante fii kenn du benn tolluwaay de booy du benn teen waay li nga bëgg li nga mën ak li nga tële waay ku ci nekk nu muy bàyyee rek sa tooru baay yàlla may na ma lu mayul kenn du ko wax te doonul benn yonente ya woon ñu ngi si game bi ñoo ngi fépp boy te demuñu fenn yàlla may na ma lu mayul kenn du ko wax te doonul benn yonente ya woon ñu ngi si game bi ñoo ngi fépp boy te demuñu fenn no anytime the same yeah la bus door ena ko tay kem taan kaw safe set kaw yeah ena ko tay ra wax na ci lu garaaw les gars je vous dis dam leen ngeen xool déglu lii bi son bi waaye da see teg lu yéeme waaw parce que bu ma ko envoyé la fois passée moo ko dégloo macha allah waaw comme ni mu leen ko waxee rek c'est un gars qui déchire waaju tàng la xaar leen ko rek incha allah mais Xippi pourquoi le choix du parce que Xippi li tax ma naan Xippi tey ñu bëri dañu gëmm quoi Xippi mën nga ko gis ci zaahir quoi nii Xippi mooy nga gëmmoon ba si yàgg nga Xippi xool voilà mais dafa am beneen sens boo xam ni ci biir la nekk quoi mooy nga Xippi ci sa vie nga Xippi ci lépp voilà moo tax ma ni dama Xippi xool ci kaw gis ay biddéew yu bari voilà mu doon sound boo xam ni bi ma koy def bon yëg la quoi mu doon sound boo xam ni dafa ñëw naturellement ma bind ko mu doon ay paroles yoo xam ni dëgg-dëgg waaw man sax waaw xaw ma woon fi muy jógee comme ñëw waaw ma bind ko waaw parce que li may wax xalima gi lañ càpp lahul mal fës ma ni gars yi lëwal laa la jam xamal ni mooy fës maay fës maay las maay dem tës lu tax may wax loolu noonu parce que waaw ñun dafa am feneen foo xam ni dëgg la gars yi fi ñuy joobee fi ñuy bindee yëpp dañ fay xooti loolu noonu nag moom beneen bagage la boo xam ni waaw mooy loolu waaw foofu moom comme ni leen ko waxee rek waa ji da see teg lu tàng ay paroles yoo xamante ni des fois damay toog sax naan mais kii est-ce que nit la comme ni mu leen ko waxee gaynde la si biir àll waaw wala lépp lu jaar ci côté am da koy rafale dam leen ngeen seetaan clip boobu Xippi son bi macha allah mais dañuy wax si wàllum projet yi maintenant si projet après mixtape bi looy waajal ak décembre bi ndax am nga benn concert booy dóor wala truc genre boo xam ne pour l'instant boobu décembre bi je pense pas on va attendre parce que concert niveau concert bi ñu bëgg la quoi man li may wax gars yi talatuñ concert minuit plein air surtout mën na nekk plein air mais concert minuit jëm 2 heures du matin gars yi nekk lépp bëgg di rap ndaw yi duñu seetaan parce que laaj nañu mais à travers dëgg la fi lañ ko léegi rab bi ci parce que gars yi nga tudd quoi parce que boo ci nii pour nga jàngal dafay dëgg mais boo commencé 23 day nelaw
comme gars yi niñ ko kaana yi niñ koy defee toog 18 heures gars yi di concert mécanicien yi ku wàcc xam ne di way wax nga jëlee ci benn leçon dem toog boo demee jëriñ xaw ma lu muy doon mais incha allahu rabbi ñu ngi koy programme ñu ngi koy li ëpp solo mooy mixtape bi nga xam ne dafa war a gësam àdduna ñu wax ak gars yi ne il faut que ñu toog defaat beneen mbir. mixtape boobu kañ lay génn. mixtape bi incha allahu rabbi janvier bi bëgg nañ ci génn décembre bi dina am benn avant bu boo xam ni si kàttan yàlla dinañ ko. mooy teaser bi quoi. waaw mooy teaser bi noonu la fa demee. waaw mais mixtape bi incha allahu rabbi janvier bi Mbour dinañ ci jot. Town dinañ ci jot. àdduna dinañ ci jot Sénégal dinañ ci jot comme daf cour des grandes forces gars yi xamee ko noonu man laa bu ma mbëkkantewu ma ak booy yi ñoom ñi nga xam ne nee nañ ñoo kaw parce que dama leen joxoñ baar fa demee seen morom grand lay xool jot incha allah mixtape bi ñëw mais léegi actualité clandestin gars yi comme jeune di jël gaal gi di dem mbëkki ji benn slogan tamit di jël gaal gi dem. waaw bon loolu noonu damay sawar di ci wax parce que man dama gis ne waa yu bëri yaakaar ci la comme li may wax patience sénégalais jeunes yi dañoo am benn tendance quoi man dama gis sama benn gain bon ñoo yarandoo il a tout yàlla dimbale ko wërsëg yi bokkuñ yoon bu ñu àndee force day am ku jiitu yaa ngi comprendre ñoo juddoondoo duñ deewandoo wërsëg yi duñ bokk faw kii njëkk a am kii njëkk a am soxna kii njëkk a tekki kii njëkk a dawal oto kii mais ndogal boobu noonu loolu noonu suñ ko yaa ngi comprendre tendance bi mooy lan la un jeune boo xam ni moroomam am na yu bari day am moyen yooyu léegi loolu noonu moom moo lay waral yow tu t'es sacrifié nga jël sa benn weccet dugg si gaal yi nga faatu foofu noonu après sonal say mbokk tarder sa life yaa ngi comprendre yàq sa life kon pour man mën nga toog fii nii job comme ni nga job parce que ñu ci bëri ñu dem boo xoolee dañoo am ay métier ñenn dañu jaay seen oto ñenn jaay seen i boutique dem pour lan moo nekk Europe tubaab bi sax day daw di ñëw fii il faut que ñun ñu gëm que ñun on est des noirs ñu xam ne tey dafa am loo xam ne yàlla mu ngi ko def ci ñun mais fi wax demuñ ba xam yenn mbir yooyu noonu duñu mën a dund tranquillement ñu am tawfeexu xol dund alhamdulilah di sant ci lépp parce que jolof dëgg la tax na quoi mais yaa ngi sant yàlla boo xëyee même boo dawul añ ba loo ndéegi nit dina la woo ni la booy kaay ndékki bala nga toog fii rek ne ñun la kaay añ may añ ba suur nga sant yàlla jeunes yi li ma leen di conseil mooy mën nañ toog fii tekki ku ci nekk sa biir ndaw nga bañ a xeeb liggéey nga doog ko yàlla daf lay dimbale ala kulli xaal j'ai un frère buy wax ne moom soxlawul Europe moo ngi nii toog zaal moom bëggul Europe quoi moom mu ne fii lay toogee fii lay amee ay milliards te bi mu koy wax yàgg na gëm-gëm boobu la am xanaa mu dem Europe nee na dem vacances parce que loolu la gëm quoi mais pourquoi pas waaw mooy loolu encore ñu teel a jàng métier muñ demee ba jàngatuñ ñu jàng métier ndaw da ngay am métier soo amul métier nag amoo dara métier ngay mën a toog di galère xëy un bon jour bu may la ay million loolu métier kese la yaa ngi comprendre mais dem ba âgé bëgg a def yenn yi c'est impossible yow da ngay bëgg a sacrifier la da ngay dugg si jël da ngay dugg si tukki boo xam ne légalul encore sensibiliser jeunes yëpp loolu yàlla ay mbiram sax moom moo ëpp loolu noonu waaw ñu ànd ak waaw comme sama gars yi ngeen gëw ma sant bi nga def sa gaal yi boo si defoon sa benn projet mën ngaa dem toog tekki fi c'est possible te benn affaire tamit dafa am si jeune sénégalais baay da ngay toog sa gaale am si benn 300 texte ataaya tanat état bi boo jugul dem état bi la état bi fekk si la baay kenn jugul rek tekki milliardaire bu ñu la waxee fu ñu jaar mooy donc nga ma gën a xam jéem leen a xoolaat noo leen defee ak as tuut li ngeen si am ngeen jéem see créer seen benn projet mais frère l'émission tire à son fin yow léegi sa dernier mot lan la looy wax gars yi lay xaar ak waa Takis yi yëpp.
maa ngi wax gars yi surtout taxi yi quoi di leen remercier bu baax a baax di leen wax ne bon xaar bi yàgg na mais dañu bëgg a yàq ñoom loo xam ne dinañ ko lekk bon ils seront fiers de leur artiste parce que loolu mooy objectif yi moo tax ñuy togg ba mu ñor parce que rabuñu ay balaa dañu bëgg a wax ak àdduna waxuñu suñu koñ kese Médine Sayed waxuñu Mbour kese waxuñu town kese dañu bëgg gars yi dégguñu comme tout le monde parce que mu ngi fi quoi mais di remercier taxi di wax gars yi nañ xaar bagage bi mu ngi ñëw te incha allahu rabbi dina dal seen kaw li may wax naan bon di remercier sama staff aussi Jibi maa ngi koy remercier bu baax a baax Riol Bro la Sister So sama présidente Momo gars yi Aïda Moussa xam nga Baye Talla gars yëpp maa ngi leen di béggee ñoom Jibi xam nga Baye Zal booy yi Babacar xam nga booy yëpp maa ngi leen di béggee waaw ku lim da ngay juum yaa ngi comprendre gars yi mooy loolu ay borom mbaax lañ samay frère lañ barki Seydina Mohamed waaw defaluma leen dara mais dañuy sacrifié wu pour man yaa ngi comprendre li may wax na rab Mbour li may wax Mbour waay nee leen nañu xaar parce que li ma leen di wax sondeel buy tàkk day ruy ba jeex wasin bu bees naan ruy bi geex sim cere ji ñeex na xol yi feex si pere bi nga yem moo tax non du ma ko nangu maa bañ déedéet oui ma du ma dugg Médine ba génn te du ma remercier ay gars 3 familles yi du ma leen mënu ma fay dugg ba génn te du ma leen remercier waa famille Mbayeen quoi mon big bro Jules je te remercie kooku sama ménagère ak waa famille Fallen Aïcha Fall maa ngi lay remercier bu baax ak waa famille Ndourène tonton El Hadj Ndour maa ngi leen nuyu ta Fatou et toute la famille awa vraiment ñoom ñëpp et Tafa bàyyi dem anniversaire yi di sàcc ay gâteau amoon nga ni dinaa fayu mais oui ma avant ñoo dem dama lay jox sama mic ne la jàpp teel ma wan la ma ngi benn freestyle waaw bu xam loo mën yeah what's up that what's up tey mu saf sondeel bee tàkk day ruy ba jeex wasin bu bees bi naan ruy bi geex sim cere ji ñeex na xol yi feex si pere bi nga yem moo tax nga mbeex pare nañ lépp ndax bëgg a xeex lam nga bu yàgg man ma jéggi dex da nga tëdd jaaxaan may ndey ji seex man dëmm duma lekk man dama weex du ma jébalu ci kenn maay seex fonk sa yaram day mujjee saax dama réeroon ne juróomi taalibe di jeex sa taamoor moo des jëlal mbib bi seex ñu gën a rëy nopp ñoom ñoo gën a tëx li am ba des ne mooy Médine sama gox dippo ray na demba dinaa leen bett ne malaaka bu rey papa wemba baakaaru jëmm ma soo gis fëy biñ ko bind man rabaguma taxel yëpp laa lënd samp naa ndënd wër na got dinaa ko tëgg danga ma bëgg suul sa nàkk dëj danaa ko dànk dëgg du weesu dëgg mais jinne yaa ngi may xaar lu bon rek laa ragal te yàlla amul lu bon moo tax mënu ma ko ragal dama ko bëgg mawti daa dee di dox moo tax mu mën a roy bëgg naa di roy du kenn ku ma war a roy iblis doo nga yàgg te du dëgg ku ñëpp bëgg xam nga dundoo dëgg keru guddi laa ne mur naa bépp ker man 2009 bi laa ko gént 19 laa ko firi 20 bi damay soppi gem bi foog ma xolli gom bi crime laay def ci gem bi ne ko jëndal bàmmeel jëndal bàmmeel alma pikk ak peel gars comme ni ngeen ko déggee yaa ngi gis waaju tàng la lu ma leen ko waxoon un gars chaud assure mais je vous dis à la prochaine les gars et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube à la prochaine